waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax di leen nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm di leen wax ne dalal leen ak jàmm comme tey moom dafa am nouvelle bu bees ngeen ñëw seet si ñu pour ñu bëgg si leeral waa àdduna yëpp si problème ku bëgg a dem Italie donc ak visa yu bees yi ñuy waaj a maye Italie ak aussi ten ambassade bi fii temps yi jafe-jafe yi fi nekk yëpp donc luñ ci mën a tontu daal rek ñu baaxee leen ko incha allah. waaw tey nag ñoo woon nañu dafa am nouvelle bu neex boo xam ne képp ku bëgg a tukki jëm fii Italie am na te boobu rek nga baax na nouvelle boobu. waaw Italie dafay faral di def ay ati at donc année bu nekk muy maye ay visa si ñoo xamee ne dañ naan leen ay saisonniers lañ ay liggéey yoo xamee ne dañ koy def ay liggéey particularité donc chaque année dañ koy def ren aussi tamit génn na am na bu baax benn quota boo xamee ne autorisé nañ ko actuellement. ak dëkk yi ñu amal ay convention may leen ay visa pour ñu ñëw liggéey ci tool yi donc ci auto transport maçon donc ak tourisme mooy ça veut dire que ñuy liggéey ci hôtel yi déjà signé nañ décret bi ba pare à partir de di léegi du yàgg dara le 22 octobre ak le 27 la ñu war a démarrer demande yi nag ni muy demee mooy ku am mbokk te bëgg laaj ci demande yi da ngay woote Italie ñu dem utal la contrat ci secteur yooyu ñu pàcc yooyu ñu wax noonu moo xam tourisme la mooy kuy ñiy liggéey ci hôtel yi wala ñi nga xamee dañuy liggéey ci tool yi donc wala ñoo xamee auto transport dañuy dawal ay oto waaye loolu aussi tan côté boobu dina xaw am problème ndax waa Sénégal seen permis kenn du ko cambie kenn du ko changer Italie donc boobu moo xam naa ni pour waa Maroc ak dëkk yi nga xamee ne accepté nañ leen changer seen permis ñoo si mën a def mais maçon nit ki mën na dem defi ci ko mën na dem defi liggéey tool yi mën na dem def liggéey aussi tamit si tourisme wala hôtel 6000 personnes la war a nekk 6000 personnes yi 4500 yi la ñuy repartir ak dëkk yi ñu amal accord Sénégal bokk na si 15000 yi mooy dëkk yu amul accord Sénégal Gambie bokk nañ ci dëkk yi am accord donc genre loterie la. mais ñu si bari mën nañ cee am ku si bëgg a tenter sa chance mën nga si yónnee sa mag wala sa rak wala sa xarit mu fexe la utal la si visa yooyu ñuy demandé. d'accord tey ki nga xam ne dafa nekk fii bëgg a demandé te amul man bu nekk foofu wala nijaay bu ko fa mën a jàppale te mu nekk fii ci Sénégal wala moo xam ci beneen dëkk la bu jege ak Sénégal moom bu ci bëggee bénéficier wu naka lay def yan këyit la war a wut pour mën cee am. non loolu moom mënul nekk parce que il faut nga am patron c'est-à-dire que ne ki lay déposer sa Italie dafay wane ne man mi Ablaye Sall maay déposer Issa ma nekk Sénégal bu ñëwee maa koy jël liggéey c'est-à-dire mooy am toolam bëgg a jël ay nit ne moom d'accord na pour jël la wala mu am hôtelam di liggéey tourisme bëgg laa jël yow Moussa moom mu joxe codice fiscal am la ñu naan codice fiscal ak ay këyitam wane ne moom liggéey bi moom boo ñëwee foofu ngay liggéeyee donc ki nekk Italie rek moo la ko mën a utal kenn mënul nekk fii utal ko sa bopp donc loolu ñi ko soxla ñëpp te bëgg si am si yooyu il faut que ñu yónnee seen photocopie passeport Italie seen mag wala seen yaay ka leen di utal sa contrat yooyu noonu daw uti ji ko parce que léegi mu départ nag le 22 ak le 27 te genre loterie la aussi nekkul ne ku déposé rek am ndax bu ñu nee le 22 lañ koy commencé à 9h 20 à 9h bu jotee dañuy bës bouton bi bu ñu bësee yi njëkk a ñëw te valable ñooñu la ñuy may donc ñaari fan la benn bi ñu ngi ko jagaleel le 22 octobre beneen bi le 27 octobre. d'accord. bu weesoo loolu dañuy ñëw ci nga xam ne moom la Sénégalais bi ëpp lu ñuy demandé mooy tey daanaka boo déggee bu ma déggee li nga wax mooy mën nañu jàpp ne tey frontière yu Sénégal ak Italie ubbi na. waaw mosul tëj frontière Sénégal ak Italie mosul tëj coow lee bari nii rek mosul tëj par déjà ñun sax problème boobu ñu ngi am nañ benn compagnie bu nga xamee ne dañ ko fexe ba waxtaan ak moom bu njëkk ba amuñu woon ay vol direct Dakar ak Italie mais léegi nii may wax ak yow am nañ vol boo xamee day def direct Dakar chaque vendredi ñu tuddee ko panorama bleu pour l'instant nii donc amul benn problème c'est vrai que nag Covid 19 bi indi woon na fi coow yu bari mais vraiment amul benn problème pour dem Italie actuellement quoi. d'accord bu ñu jógee ci loolu dafa am ay questions yoo xam ne le plus souvent gars yi dañ koy poser sur ci internet bi par rapport ak tey ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem jàngi foofu Italie te nekk fii ay Sénégalais te amuñu ay mbokk est-ce que tey pour ñu mën a bénéficier ci visa italien moom processus bi métti na wala méttiwul. alors pour jàng ji Italie moom processus bu xaw a jafe la parce que dafa am ñoo xamee dañu nekk université ñu pàcc ñu jox leen ko chaque année dafa am nombre bu ndaw boo xamee ne moom la ñuy jagleel ñi nga xamee dañoo bëgg a jàng ji Italie donc jàng bi moom il faut que nga dem université nekk fa si bokk si groupe bi nga xamee ne dañoo bëgg a def italien
nga bokk si ñooñu la ñuy defal concours après ñi ciy jël leen nombre bi ñu soxla jël leen chaque année quoi. d'accord bu loolu daal dañuy ñëw encore ci li nga xam ne moom moo di invitation yi. ndax invitation yi le plus souvent tey am na si ñoo xam ne dañuy jàpp ni arnaque da cee nekk tey invitation kan moo la mën a jox invitation parce que question boobu day dellu si. alors kan moo mën a invité. moo indi nga question bu nga xamee question bu am solo la. si Italie. invitation Italie ki la ko mën a defal kenn kese moo fu mën a invité nit mooy ki nga xamee ne Moussa maak yow dañu bokk benn papa wala ñu bokk benn yaay wala ñu bokk benn ndey ak baay mais yow nga nekk sama mag c'est-à-dire que man mi nekk Italie ma am passeport italien ma mën la invité yow bu dee dañu nekk maak yow dañu bokk benn papa wala benn yaay si këyit yi parce que këyitu judd yi lañ lay laaj ak li wane ne yéen ñaar ñi yéen a bokk benn papa wala benn yaay loolu la ñu looy wax ne degré si degré parentel bi ba 2e degré accepté nañ ko donc am mën nañu wax ne yow sa papa aussi italien la nga am plus de 21 ans mën nga maa invité donc mën nañ def léegi nii nag pour l'instant façon visa yooyu depuis bi feebar bi commencé ba léegi dañu ko arrêté ambassade Italie Europe yëpp sax mën naa la wax ne la dañ naan voyage essentiel c'est-à-dire que bu nekkul voyage boo xamee regroupement familial la rek duñ la ko nangoo accepté donc pour l'instant nii may wax ak yow invitation mënul dem Europe invitation dañ ko arrêté actuellement Europe donc loolu li nga wax ni dëgg la bëri na trop ñuy xaar pour sa mag invité wala sa papa bi nekk Italie actuellement nii mënu la invité d'après li ñu waxagul mooy 2021 pour l'instant visa yi ñuy joxe Italie yenn façon visa rek la mooy regroupement familial mooy c'est-à-dire que sa papa nekk Italie am passeport italien nga am moins de 21 ans mu defal la regroupement familial wala sa papa am permis de séjour nga am moins de 18 ans mu defal la permis de séjour wala sa yaay wala sa papa nekk Sénégal yow nga nekk Italie bëgg leen a yóbbu ak regroupement familial lu tudd invitation loo xamee ne da nga ko bëgg a invité nit ki rek actuellement mënoo am visa boobu regroupement familial rek nga mën a am. d'accord ci regroupement familial boobu la ñuy des ndax këyit yi bu leen léegi bu ñuy dem di ko légaliser day am ay jafe-jafe yoo xam ne kii légaliser bi da ko fay jànkuwanteel par rapport ak ay ñoo xam ne day dajeeg ñoom ñu koy laaj xaalis wala ñu bokkoo diligenté ndax amaana tey ambassade yi nan daan fonctionner ndax seen créneau dafa xaw a diminuer. waaw li nga wax noonu dëgg la parce que benn problème moo si gën a am mooy surtout les légalisations actuellement ni may wax yow ambassade dañu am ay problème rendez-vous te mu nekk aussi tan problème yoo xamee ne problème yu recrudescent la donc yàgg na di ko am depuis avant mbas mi nii ba après mbas bi mu amee ñoom dañoo tëjoon actuellement may wax yow nii am na russe bu mag a mag bu fa nekk boo xamee ne ça fait 4 5 6 mois daanaka mën naa la wax ne la poste rendez-vous amul te aussi tan dinaa profité waale occasion waxaale leneen lu si am na si ñu bari ñu signalé ay faux légalisation yoo xamee dañ koy yóbbu Italie ñi ko yore dem ba si Castro wala si préfecture bi ñu dénoncé leen te loolu c'est aussi tamit parce que suñ mbokk yi ñu si bari bu ñu ñëwee ne leen ambassade bi dafa amul rendez-vous mais dañuy bëgg a yàkkamti ku ñu daje si mbedd mi ne damaa soxla urgence te la légalisation urgence amatul si ambassade ba amoon na bu njëkk ba mais léegi amatul donc boo dajee benn waay bu mel ne Ablaye Sall mu bëgg xaalis xamuloo ko day fekk ko si mbedd mi ne ko damaa bëgg urgence mu ne la kaay man xam naa nii gauche droite nga jox ko sa xaalis mu légaliser la ay faux légalisation soo demee Italie da nga si am problème parce que ñun dañu am retour yu bari te yooyu dañu koy topp di ñu ko signaler depuis nag boobu ba léegi ñu ngi ko continuer di ko wax mais du ñàkk suñu mbokk yi chaque fois dañuy dem di dugal si yooyu mais pour légalisation yi si site internet bi rek lañ koy jëlee ku ko bëgg mën nga dugg si link ambassade bi nga jël VFS la tudd boo tàppee VFS ambassade Italie di nga gis link bi nga xamee ne moom la ñuy déposer pour légalisation ak visa yëpp même les problèmes de visa même visa yi actuellement nii may waxee yow nii y'a problème yu mag a mag moo si am amul rendez-vous ça fait 7 mois ngi nii 3 jours lañ fi ubbeegul rendez-vous yi bu ñu ko ubbee benn jour duñ ko ubbee rek 3 heures de temps 4 heures de temps ñu arrêté les rendez-vous donc même jàpp naa sax jour yu ñu ko ubbi benn bi le 27 septième mois la beneen bi le 31 benn bi le 21 imagine toi que ne lu mat 4 mois 3 jours lañ ci ubbi surtout rendez-vous yi joxe 2 heures 3 heures de temps mu woon la ne te Italie actuellement ñi ngi continuer di joxe donc ay nulo sa mooy ça veut dire que pour nga indi sa jabar Italie wala nga indi sa doom Italie suñ la ko joxee da ngay am rendez-vous donc te loolu boo amul rendez-vous doo mën a dugal visa bi yooyu rendez-vous nag moo ñàkk ci ambassade bi actuellement ñu ngi ciy dox ay jéego moo tax aussi tamit yi ngeen def nii yëpp am dem ci télé ak rajo yi ñu ngi ciy wax di ci def aussi woo nañ ci waa Italie suñu mbokk ya fa nekk ci syndicat yu mag yi pour ñu bind Rome pour wax ko parce que signalé nañ leen ko donc association yi aussi ñi ngi siy dox ay jéego yu mag tey suba rek déggante naa seek ay kàngam yu mag a mag si sénégalais yi yoo xamee nee nañ ma ñoom it aussi ñi ngi bind préfecture yi ak waa Rome.
d'accord léegi dañuy daanee rek si suñu dernière question bi nga xam ne moom moo war a jotaay bi nii. mooy tey ki nga xam ne tey dafa am fii nii njabootam. yàlla def mu am lu ñuy wax nationalité italienne. waaw tey mu bëggoon a jël famille bi yëpp yóbbu leen. waaw ndax loolu yomb na. waaw non yomb na bu dee yow da ngaa nekk Italie nga bëgg a yóbbu sa jabar ak say doom donc parce que comme li ma wax sànq rek bu dee nga yore passeport italien fii ba moins de 21 ans mën nga leen a yóbbu après 21 ans invitation nga leen def loolu lañ suspendre pour l'instant su dee da ngaa yor permis de séjour mën nga leen a yóbbu bu dee defal nga leen nulla osso foofu ba léegi mais benn problème mooy accessible ambassade Italie actuellement affaire Covid bi moo tax lépp dañ ko yóbbu Ouakam te Ouakam boo jël rendez-vous aussi da ngay fay 12 000 francs pour les visas 6 000 francs pour légalisation bon loolu daal moo fa nekk casse-tête yi mais à part ça peut-être bu ñu ko gënee ñoŋal ba nga xamee nit ñi mën nañu jël rendez-vous yi normal donc nit ñi duñu am problème mais pour l'instant ni moom pour ñi ñuy déglu ñëpp bi boo ñu sóoraale ne des difficultés am na ci ambassade bi difficulté yu mag a mag yoo xamee pour accéder ci jafe na trop pour l'instant. voilà juste une dernière question rek. mooy par rapport ak réduction yi amoon ci billets yi amoon. 200 € yi. fu ñu ciy toll. bon réduction yi am na ci yu nga xamee ne donc am na ci yoo xamee ne tey léegi ñun signalé nañ ñu nañu commencé nañ ko delloo nit ñi ci yoo xamee ne amoon na tuuti retard waa Rome yi bi ñu ma déggee ma defee sorti temps yi passé ma ciy gërëmaale suñu benn camarade bu nekk Rome bu tudd Dioum woo na ma ne ma comptabilité bi dañu amoon beneen comptable bu ko bañoon a fay amoon réticent tuuti mais commencé nañ ko fay ñi nga xamee ne fay ñu leen 200 parce que loolu aussi dafa baax bu ñu génn ci télé yeeg rajo yi di dénoncer benn affaire bu ñu ay autorité signalé nañu ñooñu nañu ñëw ñu jox leen seeni 200 € il faut que ñu wax ko donc te man signalé am na ñoo xamee jot nañ seen 200 léegi ñu ñuy déglu yëpp te jotuñu seen 200 € te bokkoon ci vol yooyu mais nag attention vol yi dafa nekkoon vol le 9 le 12 le 16 juin ñetti vol yooyu la ñu waxoon ne ñu ci dugg ñëpp dañ leen war a delloo 200 € état bi moo leen ko mayoon muy président de la république ñu ko ciy gërëm aussi de passage yooyu nag commencé nañ ko fay léegi ku ci mas a duggoon te yónnee woon te yónneewuñ la sax 200 € vérifier ak sa poste pay ak waaroo bi donc ñoom dañ la ko mën a jox bon di ci dolliwaale aussi beneen affaire bu nga xamee ne rëccoon na ma tuuti mooy dafay am ñu bari ñoo xam ne dañuy dem ba Italie bëgg benn légalisation seen doom wala seen jabar ñu mutta leen fii ñooñu ñëpp dañ leen wax ñuy def doucement këyit boo ko mënta am fii xaaral patience ba ambassade bi ubbi nga doog ko am moo gën nga paraxi après defar lu bon après mu indil la beneen retard. D'accord jërëjëf. li may daanele mooy comme ni ñu ko waxee rek ñun suñu porte yëpp ubbeeku ku ñëpp xam suñu tur ak suñu sant ak suñu téléphone ci immigré yi nekk biir Italie yëpp yàgg nañ ko di ko wax ku ñu soxla boo ñu bindee message soo soxlaa formulaire soo soxlaa information ci ambassade soo soxlaa ni ñu jëlee visa soo soxlaa li ñu mënul daal mooy jóg dem di la ko defal mais soo ñu yónnee WhatsApp wala dara ñun dañ la tontu yaa aucun problème benn këyit wala dara noo koy amee biir ambassade te xamuloo nan lañ koy amee xamuloo ñaata lay jar xamuloo link bi lan la xamoo email bi nan la ñuy defee passeport italien sa doom bu nekk fii wala dara soo ñu bindee message ci Messenger wala ci WhatsApp amul benn problème ci Italie gi yëpp yàgg nañ koy wax te amuñu ci benn problème di la gërëm di la sant di wax ne bokk ba beneen yoon incha allah.